mbokk journaliste yi fi teew yëpp vraiment am mbégte teew fi gërëm ñi nga xam dañ ñu wis yëpp te dëkk biir Médina di gërëm aussi ñi nga xam ni ñoom laa seexal coalition 2035 coalition 2035 ñëpp xam nañ ni Mame Mbaye Niang le ministre Mame Mbaye Niang mooy le président mais doon bëgg waa Médina yëpp jàpp ni élection locale du affaire président de la République du affaire parti dafa dépasser cadre parti affaire Médina la affaire gox la donc ñu jàpp ni waa Médina dëkk Médina di yeewoo Médina ñoo dajaloo bëgg changer Médina loolu dama ko bëgg mu leer si ñu bari affaire bi du affaire politique du affaire parti politique du affaire ay coalition mais affaire waa gox bi la affaire nit ñi dëkk ci biir gox bi la ku ci nekk am nga droit ngay def politique ñàkk def politique xool ki nga xam ni yaakaar nga ni bu yoree maire bi dina lijjanti population yi nga dem ànd ak moom pour que Médina jëm kanam loolu dama bëggoon wax ko mu leer ci ñëpp bi nga xam ni moo ci topp ñëpp gis nañ Médina nu muy doxee wax naa ko ci fin wu discours bi du ma bëgg personnaliser débat du ñu tudd turu kenn mais gestion bi am Médina ñëpp xam nañ ko waa Médina yëpp ñu ngi koy contesté xëy na du ma dugg ci biir parce que man dama defoon serment wu du ma dugg ci gestion municipale parce que yàlla ci mbaaxam def na lu toll ci juróom-ñaari at ma nekk maire Médina fii nekk fi député maire donc xam naa luy maire yi xam naa maire yi nu muy doxe donc bu amee ay nit yu dajaloo bëgguma ànd ak ñoom pour jëli maire bi te ma xam ne ci biir nekk ci biir maire bi dama koy rafetlu ànd ndoog ñoom ñaan yàlla may ñu ndam au soir du 23 mars. mu am keneen parce que 5 candidats moo fi am peut-être damay taxaw rek ci quelques candidats mu am beneen candidat boo xam ne mi ngi biir Médina mi ngi dimbali waa Médina mais dama ne Médina un maire bu fekkee dafa bëgg dimbali population day ñëw di yeewoo ci gox bi dëkk fi loolu mooy li nga xam ni mooy li normal dëgg la loolu idéal la loi bi waxul loolu xëj na parce que boo demee ci loi bi 1/3 conseil municipal mën nañ bañ a dëkk ci dëkk bi donc 1/3 conseil municipal maire bi mën na ci war moom mais dama ne idéal bi mooy koo xam da nga ne Médina mooy sa xol da nga ne Médina moom nga bëgg doo xeeb waa Médina ba dem dëkki feneen samedi ak dimanche nga ñëw di fi politique pour demander seeni voix beneen bi ci topp dafa am fonction yoo xam ni suñu bu la ko yàlla dénkee ñu koy ñaanal fonction yooyu gën a yokk amuloo temps wu maire yi te naa ci yokk bu gën a gàtt du ma tudd tur CATB moo fi nekk ñu jiital Cheikh Ahmed Tidiane Ba président tànn ko pour mu jiite Benno Bokk Yaakaar jiite seen candidature mais dama ne ku yor mouvement bu day noonu responsable des femmes ba sa rakk la responsable des jeunes ba sa jarbaat la trésorier ba sa jarbaat la je pense que bis boo yoree maire bi sa njaboot nga koy jox dem toog CDC de temps en temps nga gis ñaari donc loolu dama bëgg jeunes yi bàyyi seen xel ñun nag politique fi ñu jëm ci campagne bi ci yar ak teggin lañ koy defee du ñu xas kenn mais dañuy wax pour nit ñi yeewu encore une fois dama ne booy politique ànd ak ay jeunes sa devoir bu njëkk mooy devoir d'éducation mais doo jël jeunes yi di leen dugal dans des canevas yoo xam ne wóor na li ngay wax gëmuloo ko lu dul au soir du 23 pour jël seeni suffrage donc dama bëgg ku ci nekk bàyyi ci xelam ku ci nekk am nga droit nag voter ku la neex mais ñun dañuy ñaan le 23 yàlla ubbi dënn yëpp def seen xol horizon 2035 pour que ëllëg ñu àndandoo liggéey maire yi donc ma delluwaat yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm wax ji du gudd je pense que principalement loolu rek laa ci amoon lu may wax parce que man waa Médina xam nañ ma fii laa juddoo fii laa dëkk ba léegi musuma génn Médina yor naa maire bi juróom-ñaari at nekk fi député nekk fi maire yor fi yeneen responsabilité amul koñ wala kër goo xam ni am naa kersa taxaw fa parce que musuma fi def loo xam ne nit dafay def te loolu lu am solo donc li may mujjee di remercier ñi nga xam ni am nañu yaakaar ni ginnaaw yàlla bu ñu ma jiitalee parce que ëpp ma leen xam-xam nag ëpp ma leen njàng gënuma leen mais yàlla mooy def ci jamono jiital doomu aadama jàpp naa ni yàlla moo dogal ñoom seen xel dem ci man ñu jiital ma yàlla def ñu àndandoo ko dem ci ndam li te ñu def ko ci yar def ko ci teggin xam ni Médina après le 23 ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñun ñëpp ñoo bokk baay mais encore une fois yéen jeunes yi nga xam ne yéen dëkk Médina di fi yeewoo toog leen ku ci nekk sa bopp sa biir ne
nga xalaat bu baax sa carte fan nga koy dugal parce que loolu lu am solo la yàlla moom mooy joxe te yàlla kuliyaal balaa day ñuur ne ñaar jeune bi fa mu xam ni àddina balaa muy neex day sonn il faut ñu refuser li nga xam ni moom la yenn politiciens yi def indi xaalis teg leen bu ñu demee ba fal leen bu boobaa ñu teg seen i bunt di xaaraat 5 ans pour dellusiwaat donc maa ngi di gërëm yéen ñëpp di leen sant wa salaam